nuyu nañu xarit yi soppe yi am si jàmm yi l'ambassadeur de la paix Asso Ndong la de borom tengaade bi coowuma ko kenn temps yi nag gis naa ne tengaade baa ngi def buzz de mbëri yeeg di fa droit d'auteur de waaw l'homme de cosaan maa ngi nii doomu ndangaan sookoon bi la de bandi bu bés bi ci làmb ji rang aja nuyu nañu xarit yi soppe yi nuyu téléspectateurs yi suivre Asso Ndong ci biir arène ak fu mu munti doon rek ndeysaan ñu ngi nuyu ñëpp fu waay nekk fu waay toll ñu ngi leen di siyaar lu bëri tey nag Asso Ndong ku ne xam na ne tey secteur am dafa ubbi saison muy Sokone jingili aram bookar dégg bañ gis nangu tey ñu am ay làmb yoo xam ne làmb yu doy waar ci li nga xam ne mooy gox yi wër Sokone may commencé ci li nga xam ne mbulum organisé nañ fi làmb mu nekk làmb joo xam ne am na réussite neex na ambiance 100% ñu àndoon seek ak kelele Sine Saloum yande faatu Adama Jali Ngom fils de Adama Jali borom Kaolack ndangaan la cantatrice au 6 no ni ma koy waxee rek troisième femme bi ñu takkal médaille d'or mooy chéri Baye As Diaw xaritu Jineya ndeysaan nekkoon ca micro ba waaw woy fa lu doy waar waaye ñu amoon fa xale bi nga xam ne macha allah tëgg moom desee bokk guddiñ toll nii muy Babou Sène waaw tëgg fa lu doy waar 100% animation ñu am ko fa dégg fa li nga xam ne mooy cosaan dégg fa folklore dégg fa lu ne mu neexoon lool waaye xale itam wuy si champion yi poids léger yi wàcc nañ raw gàddu yi wàcc nañ poids lourd yi wàcc nañ waaye pour tënk rek ca poids lourd ya ndeysaan ki nga xam ne mooy Ndiol Géant nee naa leen diggante buuru Saloum lii di Ndiol Géant Toubacouta ak kan moo yokku si sax Biram Bisin Seen ñëw na waaw ñii dañoo commencé xëccoon buuru Saloum Touba gars yi dal nañ sa kaw de mais nag moom itam ndeysaan combat bee ko tànce waaw ñu koy souhaité ñi ko ñaanal di ko naan bonne chance waaw man li may wax rek mbëru simple bépp am mbëru simple bu am combat rek man dama la naan yàlla na la yàlla may ndam parce que nag waaw simple bee tax ñu xam ñu simple bee tax ñu dégguñu ci simple la ñuy wax kon bépp mbëru simple bu am combat doo rek man Asso man ragaluma loolu maa lay ñaanal yàlla na nga daan bu dee ñaari mbëru simple yu daje nag waaw sama yoon newu ci que le meilleur gagne waaw noonu lay demee ndeysaan Toubacouta dafa am combat je pense que ginnaaw suba la dimanche suba la dimanche te la samedi waaw suba la combat bi waaw ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam ci bu seddu guy waaw moom Touba buuru Saloum mais nag instant yi buuru Saloum moom xam naa da nga koy daal di jébal gars yi parce que Ndiol Géant Biram Bisin Seen waaw ñu ngi ci compétition bi fii ci biir ñombaato waaw bàyyiwuñ ko benn yoon mu ngi neex carrément waaw tey li nga xam ne mooy mbulum ñu gis ne Biram dafaa ñàkkoon waaye Ndiol Géant moo ko jël ci kaw Batim Fall waaye moom itam ba mu génnee foofu ñëwaat fi nga xam ne mooy je pense Mbul Jàmme ba léegi gisaatuñu ko dafa daw waaye ndaanaan yi nga xam ne ñoom ñu fi nekk ba léegi ñu ngi fi gis nañ kenn ku yokk si barki démb si Daga Jaw din muy Ibou Ndiaye nañ ci ñëw ci kanam waaye dañuy féliciter foofu rek Ndiol Géant di encourager ki nga xam ne mooy Batim Fall ba mu ko ñàkkee ci kaw Ndiol Géant ci poids léger ya ñu amoon ki nga xam ne mooy Badara Mbin Diab moo ñàkkoon poids léger yi ci kaw je pense que mooy doomu sumbi maay plané tur bi waaye ngeen jégal ma foofu waaw dafa daan Badara Mbin Diab foofu jël bu amul benn werante ci poids léger yi waaw mu nekkoon làmb joo xam ne neexoon na torop waaw ñu jóge fa ñëw ci Mbul Jàmme àndoon ak Ibou Ndiaye production woote woon ca Mbul Jàmme moom it ñu amoon fa journée boo xam ne neexoon na ambiance ba safoon na ak kilale Bin Farba moo fa nekkoon Mbayang Loum la voix d'or borom Bin Farba borom micro bi ndeysaan woy fa lu doy waar waaye ki nga xam ne mooy Fatou Bangaleer moo ko fa nekkaloon ak Kumba Jaga ndeysaan jaar na fa waaw Cheikh Ñing moo nekkoon ca tëgg ba ndeysaan mu nekkoon journée bu neex àndoon ak Ibou Ndiaye moom it ñu koy jaajëfal ndax def na fa acte bu doy waar bu rafet muy dafa décorer ki nga xam ne mooy ancien gloire yi nga xam ne dañoo jaar ci làmb ku mel ni Talbe Fambine ndeysaan ñu gis ko mu ñëw fa indi cosaan mu décorer ki nga xam ne mooy Tamsir Leeraan alliance Dof mu ngembu def cosaan ak Omar Sarr tas yaakaar ku ne xam na ne ñooñu nitu démb lañ te dañoo dund démb te ni ko gars yi waxee rek làmb dafa commencé réer li nga xam ne démb la di commencé ñàkk li nga xam ne mooy démb ma ci encouragé aussi itam benn mbër boo xam ne gis naa ko barki démb mu dugg boo xam ne
tey sax dama ko statut chaque jour maa ngi koy statut ñi yor sama numéro ñu ngi koy gis muy duubal bu jagle ma koy encouragé côté boobu dinaa ci ñëw ci kanam tuuti waaye Ibou Ndiaye kenn du moom ndax vraiment gannaaw ba mu bëree toj làmb def lu ne ci làmb bàyyi bëre man loolu laa gëm boo dee mbër jaar ci am moyen da nga war a dunda bokk ci liy dundal làmb moom loolu la continuer def ne damay tëgg ay journée waaw gis nañ journée bi xaw na am benn fight bu ndaw mais loolooy làmb loolooy sport làmb la mbër mi dee làmb amateur bi promoteur bi dee làmb amateur bi dee làmb parce que amateur bi làmbam mooy ñëw na si buntu bi xaarul ndax mbër dugg na xaarul ndax mbër ñëw na xaarul ndax diwoon ci dëkk bi déedéet dafa ñëw dagg tikeem dem loolu amateur dëgg day taaral géew balaa mbër yi di dugg si te zone bi loolu dafay bëri gars yi ñoo dagg tike yi dugg toog di xaar yàlla comme pour wala ne làmb léppam làmb la rek noonu la demee Ibou Ndiaye promoteur yi dañuy làmb mbër yi itam da ngay ñëw takk sa ngemb waaw yàlla ma yàlla may ndam li nga ñëw des fois nga daanu premier tirage des fois nga daanu deuxième tirage des fois nga yàlla may la nga finaalu mbaa nga jël ko waaw noonu la mbër mi di làmbee noonu la amateur bi di làmbee ñëw dagg est-ce que làmb ji leer na ndax dina am mbër wala du am mbër nga dagg tike ñëw toog bu amee mbër nga seetaan combat bu làmb ju neex bu amul mbër nga ngay génnaat rek des fois nga dégg làmb ja amul mbër tas nañ làmb ja doo dégg amateur bu kaas ne noo jox leen ma sama xaalis nii ak nii day yëkkatiwaat seesam dem ñibbi loolu làmb moo baaxoo noonu promoteur bi it léeg-léeg nga tegg sa làmb def si say millions ñëw yàlla def réussite nga kontaan mais bu subaa itam boo échecee waaw ñu xam ne loolu mooy àdduna waaw am ak ñàkk moo fi nekk xees ak ñuul ndaama ak njool rëy ak tuuti voilà su ko defee rek ndeysaan moom Ibou Ndiaye production ci journée bu neex boobu tam ñu gisoon poids lourds yi nga xam ne wàccoon nañ fa mu nekkoon lu neex ñoom Gadiamane poids lourds yi macha allah ñëpp wuy si woon nañ foofu ñoom Ndiol Géant ñoom Biram Bissine Sène derby ñu gis fa combat bu neex ci diggante ki nga xam ne mooy Gadiamane ak kii Biram Bissine Sène bëre fa combat bu doy waar waaye ñu gis fa final boo xam ne diggante Biram Bissine Sène la ak ki nga xam ne mooy Ndiol Géant ñu mujj jeexee ci décision arbitrale parce que da koo dóoroon ci bët je pense que ne coup perdu la waaw ni ñu ko mun a waxee rek pour rafetal waaw parce que làmb ji li may wax rek tout le temps violation lañ ciy moytu waaw ku xam Ndiol Géant xam ne du nitu fitna ku xam Biram Bissine xam ne dafa yaru moom itam ba mu ëpp ma yaakaar ne yàgguma xam ne sa Biram mun na wax ma foogoon ne muuma la quoi ndeysaan mais itam dañ leen di am gën a ñaax rek te xam ne mbir mi ñoom ñoo ko moom ñun buñ ciy wax di si jëf c'est pour que ne ñoom ñu jëriñu si kon làmb ji tout le temps rek nañuy moytu violence bi nañuy moytu coow yi des fois tàng am nag mais nag waaw nañ ànd ak contrôle surtout si campagne yi nga xam ne ñooy ànd ak mbër yi waaw bu la wonee ne loolu moo lay won ne làmb zone bi rek doo fi gis sax doo dem si làmb gis fi ëmb lu te nii mais dara coow li mun naa am mais après day mujj calmé wu rek vraiment di leen jaajëfal zone bi zone ñoom mbaato bi sama sœur la fii man mooy sama fierté tey man fii laa am waaw kon moo tax ama rek bu ma gisee làmb yi di am réussite man damay am lu ma neex loolu moom ma koy gën a ñaax muy amateur yi fi dëkk côté yi gars yi ànd ak mbër yi si campagne yi dëkk côté yi wala nga jógee ci gilaa sax di ñëw côté yi waaw fépp fu waay di jógee di ñëw làmb fii rek ñu ngi lay ñaax di lay ñaan bu ñëwee ci làmb yi ñuy ànd ak yar ànd ak teggin di def li làmb laaj mbër yi aussi surtout yéen bu ngeen di ñëw xama de leen def cosaan bu ngeen ñëwee kaf foore waaw laaj li làmb laaj yëngal waaw yëngal laaj te ku wante waaw loolu yëpp dafa bokk ci làmb voilà am mbër yoo xam amateur yoo xam ne ñoom amaan na sa combat soxalu leen mais na mbër ya tekku wante mu saf bàkku bi fii yoolu moo leen neex kon loolu buñ ko di fàtte dafa bokk ci làmb journée Ibou Ndiaye ba noonu la mujjoon a demee Biram Bissine jëloon ko ci kaw ki nga xam ne mooy Ndiol Géant mu nekkoon loo xam ne tam vraiment lu neex la woon waaw li nga xam ne mooy poids léger ya ndeysaan waaw Langbar ak Kaado moo ko jëloon buñ fa jógee nag dañoo ñëm fi nga xam ne mooy Daga Jawdin ndeysaan Daga Jawdin ñoom it tëgg fii dañoo ñëw Ndangaan Sokone fan si club Babou Sène ñoo fa woote fa journée bu mbapat la woon mais dama seetaan mbapat bi mujj ne lii ku ko waxati mbapat maak yow dinañ jàppante parce que mbapat boo xam ne gis naa si mbër yoo xam ne làmb teg nañ ci ay millions réussite wul noonu amul réussite boobu teg nañ ci làmb millions amewul mbër yooyu vraiment ñu leen di encourager ñoom itam gars yi nekk ci ginnaaw Babou Sène fas yéene ko jàppale xale bu ne ci waaram la di ne ci yoonam di béy waaram mu am ñoo xam ne dañ ne nañ ko jàppale pour appuyer ko vraiment mu nekk xale boo xam ne dafa mën li muy def moom itam Babou Sène mu tëgg fa lu doy waar
ñu amoon Yandé Fatou Adama Jalingom comme ni ma koy waxee la voix d'or ak Kelale Sine Saloum ca micro ba moom it mu ñëw yëngal dëkk bi jour poids lourd bi vraiment lamb ji mujj naa dem ba 4 heures du matin mais nag waaw lamb jaa bëri woon mbër façon poids lourd bu nekk ñëw fa ñu gisoon fa ci poids lourd ku mel ni Ousmane Sambare ñu gisoon fa ku mel ni Zarko Mbassis ñu gisoon fa ku mel ni Maam Tening Cartouche ñoom Badara gaa yooyu yëpp ñu ngi woon ci kii ñoom Moussa Kaling ñu gisoon fa ñoom Pa Demba Jifir vraiment ñoom Arara la nouvelle génération de Sokone révélation bu bees bi waaw ku mel ni jàmme bu ñoojoor xale bi nga xam ne macha allah bëre yaa ma yaakaar ne yaram bi léppay bëre ci moom kenn du moom jàmme ñu gis fa xale yu mën a bëre xale yu technique xale yu am yar xale yu am ay sportif vraiment ñëw bëre ko si yar bëre ko si teggin làmb ji neex ambiance bi saf vraiment mooy loolu ñu bëree ko ci jàmm mu jeex ci jàmm coow li bëri woon na rythme bi bëri woon na ambiance bi bëri woon na mais mujj naa jeex ci jàmm foofee ca Ndangaan Sokone mu nekkoon làmb boo xam ne Arara mu ngi ko jëloon ci kaw jàmme bu ñoojoor ñuy féliciter Arara di encourager jàmme waaw ñu jógee foofu dawal fi nga xam ne mooy Daga Jawdin ñoom it ñu ngi tegoon 10 bëf waaw foofee ca Daga Jawdin vraiment mu nekkoon làmb joo xam ne tam dafa amoon réussite à 100% laay mun a wax waaw ndaxte ndeysaan Mbayang Loum yëngal na fa Kelale mbir Farba fils de Yatte wa Senghor ne bu bokkee micro ndeysaan yàlla na bu mu dugg démb nag loolu may daaneel cosaan ca yàlla sunu ko njom foo pelolum lamboon naa la diya lamb bu amul woon du ma toog Sénégal moo ma tax teree génn de làmb moom moo ma teree génn bu làmb amut woon moom xam naa ne moom damay mujj dooni naar rek foofee ca Mbin Farba astafurlah waaw Mbayang Loum laa nekk mënumaa ñàkk a tudd Mbin Farba la voix d'or de Mbin Farba ca Daga Jawdin neexoon na trop waaw poids léger ya Zarko Mbassis moo ko jël ñu ñëw ci poids lourd yi daj dëpp bi poids lourd yi ñu gis fa derbi ñu gis fa ki nga xam ne mooy Ndiol Géant gis fa ba léegi buuru Saalum yi rek ñu ma naan Toubacouta day xaar te combat bi jeex ñu tànk gisal guñ ko moom buuru Saalum moom da nga koy delloo koy mën a delloo de waaw ñu gis fa Biram Bisin Seen ba léegi moom itam nee naa leen bokk na ci mbër yi nga xam ne ñoo gën a compétir ren moom Biram Bisin Seen bokk na ci mbër yi gën a compétir ndax bariwut làmb yi ma dem te fekkuma ko fa déedéet bariwul waaw kon kooku dañ koy encourager côté boobu waaw dañ koy encourager tey buñ ma ne woon bu doon ne mbër mu ëpp compétition yaay jël drapeau force dina bëri drapeau de ndax Biram dafa compétir fi mu nekk nii ba buy nelaw sa di bëre moom buy nelaw sa mu ngi bëre ndax yow moom jaratul ngay entraîner ka leen toogal noonu rek di xaar lamb am rek mooy loolu nga dem samp waaw di ko si encourager di ko ñaanal vraiment parce que mu ngi dundal lamb mu ngi wane ne loolu métier la yeneen mbëri aussi ñu ngi leen di ko ci loolu Biram di def noonu la lamb nit ki lii sa métier chaque jour gars yi ouvrier bi chaque lundi au vendredi day liggéey amul tëbal gëwuma nga bëree benn samedi dimanche nga aju di des une semaine wala jàpp benn 400 000 nga ne xaaral ma toog noosi ko lekk mu jeex nga ñëw toogaat nekkaat si tempo bi day fekk gars yi raw la ci compétir kon nañuy génn sur le terrain di compétir boo sonnee nga dallu benn 3 jours 2 jours nekkaat ci ay xale du sonn waaw maa la wax loolu xale du sonn de ba may xale daanu mënoon sonn dama liggéey rek continuer amoon samedi amoon dimanche léegi laa commencé jëm ak nii waaw di yaa ma gën a xam waaw ndeysaan ñu am fa journée bu neex poids lourd yu saf-saf ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye Oboli moom it première sorteem gannaaw ba mu jógee fi nga xam ne mooy Sumbel ñu tegoon fa 25 nag poids lourd ya nekkoon 10 nag moom Ibou Ndiaye moo ko jël 15 nag moom Ibou Ndiaye moo ko jël remporté fa 8 nag daan fa ki nga xam ne mooy Minjon xale bu Zowal gi ndeysaan nekk xale boo xam ne moom itam mu ngi ci yoonam dugg ci biir poids lourd yi keroog di leen joomal daan fa ndaanaan yu mag ku mel ni Biram Mamadi Ndiaye la daan demi-finale daan ko jël bu doy waar vraiment kooku xale la boo xam ne wane na boppam moom itam Biram kunkung ñàkk Ibou Ndiaye génne ko par point ci poids lourd yi foofee ca Sumbel waaw moom it mu am fa benn nag Mamadi am benn nag
donte Mamadi ñëw na fi nga xam ne mooy Passy ba mu ñëwee Passy dafa daanu final ndeysaan foofu nañ ci ñëw après dafa dawali sumbal am fa benn nag am na fee oto am fee benn nag te ci fin saison fin carrière la nekk kon Jet Li moom it dañ koy kontaanee di ko wax ne sport rek a woor loolu dara may ko lu dul sport waaw nit na nga naturel moo ko may tey âge bi mu am mu mun di jàppanteeg booy waaw mooy loolu kon sport bi laajul ñàkk a lucide kon mbër yi loolu aussi nañ jàng leçon ci ki nga xam ne mooy Mamady Ndiaye exemplaire la ci làmb ji yéen xale yi nga xam ne yéen a bëgg a nekk ay mbër bëgg a dund sport bi bàyyi leen xel ci ki nga xam ne mooy Mamady Ndiaye jël leen exemple ci moom Mamady vraiment exemplaire la waaw moom léppam dafa naturel Mamady léppam dafa naturel formam dafa naturel dooleem dafa naturel poids am dafa naturel xelam aussi conscience am dafa naturel kon mbëri dañoo war a roy ci Mamady te xam ne sport bi jarul nga si boole loo xam ne bokku ci jarul nga si muy laaj ne dama war a def nii wala dama war a doppewu fii wala dama war a laal protéine fii wala dama war a def nii pour mun a dund laaj sport bi laajul loolu sport bi jarul lucide il faut nga lucide pour def ko normal waaw entraînement bi teg ko ci yoon teg ko ci code doole ci yax la ne nekkul ci yaram nekkul ci volume kon xale yi nga xam ne dañuy utiliser loo xam ne bokk ci làmb nañ bàyyi loolu te xool ku mel nii ci Mamady Ndiaye man loolu laa leen di jox ngeen jël fa exemple Mamady Ndiaye jël leen exemple ci moom loolu day am solo vraiment nit booy dugg ci dara da ngay xool ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon am ci réussite nga roy ci ñoom baa nga jege leen ñu conseiller la waaw boo leen mënut a jege tam boo bàyyi xel ci seen dund rek yow boo dundee loolu di nga am réussite kon nañ roy ci Mamady exemplaire la Mamady foog naa ne dafa bëreek ay magam bëreek moromam bëreek ay rakkam bëreek ay jarbaatam ak i doomam lay nekkal di bëreel nii te ba léegi kum si ne nus kum si jàppante nga xam ne kii nii mu ngi dese lu bëri ba léegi dara may ko nag lu dul normal kon loolu nañ ci bàyyi xel waaye dañuy daal di delsiwaat fi nga xam ne mooy Daga Jawdin ba léegi Daga Jawdin ki nga xam ne mooy comment dirais Ibou Ndiaye goneb Diofior gi ndeysaan doomu naa ay saba moo ko jël ko ci kaw ki nga xam ne mooy Biram Bisin Sens l'enfant série de Bibane waaw ñu tegoon fa juróomi nag Ibou jël ñaari nag ñetti nag Biram jël ñaari nag mu nekk nag yu baax waaye itam dama fay dal di teg sama baaraam Ibou Ndiaye Obali foofee noonu gars yi dañ kontaan ci yow Ibou Ndiaye Obali tey damay lire samay commentaire ci partage de mise bi vraiment mu def fa acte bu rafet boo demee ci commentaire yi ñëpp a ngi koy félicité gis naa fa ku ne vraiment Ibou du sama mbër mais bëgg na sax am numéro Ibou ndax li muy def te du foofu kese waaw man mi nga xam ne moom maay teewee lépp waaw l'ambassadeur de la paix macha allah à son nom ca Sumbel mook ki nga xam ne rakam mignon noonu la demee mbala gante non booy defal nii defal ne bañ ko joxee enveloppe bi moo booy jox ma enveloppe bi kenn ko non grand bi yow yàgg ngaa def nii yàgg ngaa yeew nii bàyyi ñu tànn ba pare non booy yow defal nii loolu dafa rafet vraiment exemple lay joxe Ibou vraiment mu ngi won ñi ñi ne xolam dara nekku ci sport bi moo ñu boole mais après sport bi xam nga nañ sekk jàmm tey boo xoolee li ma wax rek Ibou Ndiaye def barki démb Ibou Ndiaye bu mbul jàmme xam nga tey ay naataangoom la jël décoré leen gannaaw ba mu bañ bàyyee bëre muy tëgg làmb décoré ay naataangoom loolu dafa am solo mbëri nañuy science loolu noonu te xam ne làmb yi day jeex suba ñoo fi yéen a fiy des war di demalante di tuddalante ay doom xam nga di demalante ay xew xam nga waaw mbokk fu ne lay sosoo kon nay rafet buñ ci tolloo nay rafet ñu bañ di jiital xol yi di bañ di jiital fugu bi di bañ di jiital tàngoor te am ne sport la rek que le meilleur gagne waaw nit ki boo ko daanee tam daan nga ko mais bu mu tax nga yaakaar ne xam nga sa noonu la déedéet yéenay mayante xaalis comme ni ñu koy waxee rek yéenay mayante xaalis noonu la demee vraiment acte boobu dañ la ci gën a encouragé yow Ibou Ndiaye Obali dañ la ci gën a encouragé di la féliciter encore une fois ci ni nga def Sumbel def ko fi nga xam ne mooy Daga Jawdin après lamb bi da ngay gis nañ ne da ngay kaf ak say adversaire ba pare di leen xelal dalal leen muñ loo leen noonu la mu ngi kontaan ci yow
façon commentaire bu ne nag jot naa ci ay appel Ibou li mu def vraiment loolu moom dañ la ciy félicité bu baax a baax a baax a baax aussi di ñaax yeneen mbër yi nga xam ne itam mooy loolu ngeen jël ci loolu jàngat ci loolu di si bàyyi si xel muy demee noonu saa su ne làmb ji moom buñ ci nekkee na saf na tàng wala man munoo ma jógal fii avancé na la puusal nii waaw mais après làmb ji bu jeexee jeex na ni ko Boy Niang di waxee jeexee jeex na vraiment loolu moo nekkoon li nga xam ne moo xewoon foofee sa Daga Jawdin ñoom it ñu leen di encouragé waa Daga Jawdin gis nañ nag yi ngeen teg mise bi zone bi man looloo man neex mise yi ñuy nag yi ñuy teg boo ci yéegee ñu yóbbu la non ay nañ xoolaat ci nag yi zone bi di teg waay yeneen gars yi nga xam ne dañuy tegal làmb di teg ay nag xool leen nag yi zone bi di teg fi ñu jëlee nag ngeen jën dem foofu jëlee fa nag nag yi baax nañ loolu waay macha allah kenn du yéen ñu daal di dem fi nga xam ne mooy Passy ànd ak seexu yàlla yi nga xam ne ndeysaan dañ tëddee njaaxanaay njom di production borom loog gars yi nga xam ne ndeysaan ñoo fi nekk di décentraliser di dundal seen secteur di dundal làmb ji mun nañ ne non mise yu rëy lañ teg dañ koy yóbbu Dakar comme ñëpp mais dañuy gëm ne làmb ji du Dakar kese kontaan naa ci yéen de yéen seexu yàlla yi Ousseynou ak Assane kontaan naa ci yéen trop bokk ngeen ci ñi dekkilaat làmb si zone bi vraiment parce que boo jëlee lu toll ni ñaari oto teg ko fi nga xam ne mooy Passy sama xol da ciy sedd ñu gis ne champion yu bëri dañ ciy ñëw ñu bëri tey njom di production bokk nañ si ñu tax champion yooyu ñu xam leen côté yi gaa bëri na gaa xam ne dañuy dégg yenn champion yi rek mais mosuñ leen a xam parce que musique yi ñuy teg côté yi moo leen dul arrangé tey njom di production tax na ba ñooñu ñëw fi nga xam ne mooy zone bi bëri si fii parce que lu toll ni ñaari oto ñu teg ko keroog gis nañ champion làmb ji mujj na doon loo xam ne man dama mujj jommi mais xool nii rek champion boo xalaat rek mu ngi woon ci keroog ci Passy waaye li ñuy wax rek waaw làmb la waaye yàlla mujj ko jox ki nga xam ne mooy général Malika doomu Malika bi mu jël ko ci kaw ki nga xam ne mooy l'ancien magam waaw xaritam muy ki nga xam ne mooy le grand nga xam ne soo ko fekk acte grandeur lay doxal di woon xale yi ne maay seen mag waaye bàyyeeguma waaw muy Jetli moom la général Malika daan gannaaw bañ bëree final fan yàlla ca Adrien Senghor mu daan ko jël bu doy waar général nee na ma ndaanaan la dafa mën a bëre mais man bëre moom ku toog di ko wax rek man bëre Mamadi Ndiaye ku toog di ko wax rek am na di nga bàyyi lu des di nga bàyyi lu bëri lu des waaye ñu gisoon fa yeneen ndaanaan yu bëri ku mel ni Ablaye Ndiaye ñëwoon na fa ku mel ni Papo Ngaan Soxna gisoon nañ ko fa ku mel ni 12 ans ku mel ni Simon Ñoojoor ku mel ni comment dirais Josu Kuat Sarr Josu Wagan Sarr ku mel ni Ndiol Géant demi-finale la ko kii daan ku mel ni comment dirais waaw ndaanaan yu bëri ñu nga fa woon ñëw ñoom it làmb si bëgg a accéléré bëgg si carte grise yi mais yàlla ñaañee la ko mujj jox démérité wuñu loolu mooy làmb ca Passy Sumbel itam nekkoon làmb ju doy waar làmb ju neex 25 nag waa Sumbel teg ko nag yoo xam ne macha allah nag yu baax nag yu rafet mu nekkoon làmb ju bëri champion aussi waaw Ibou Ndiaye jël ko loolu mooy li nga xam ne moo xewoon ci semaine bi surtout fii nga xam ne mooy ñombaato Asso Ndong l'ambassadeur de la paix ki nga xam ne ndeysaan fu ne lay dugg dem jëli ko indil leen ko loolu laa leen indiloon defal leen si tuuti résumé aussi ak teloo xel yi xale yi gën a jàpp làmb bi teloo amateur yi aussi te xam ne làmb nekk na loo xam ne suñu mbir la jéggaani wuñu ko ñoo ko moom kon dañ ko war a fonk jàpp ko comme niñ koy di waxee rek kon vraiment di encourager gars yi nga xam ne mooy loolu dañuy ñàkk si làmb ji da leen noonu la buñ décourager dina ñëw di féliciter ñiy jël waaye itam di masawu woykat yi metti na toog ci làmb di woy di yuuxu di woy ay waxtu tëggkat yi même chose suñu yaay Ndey Faatu sama doomu ndey sama moitié sama complice Mbayang Loum bu biir Farba vraiment woy dafa métti tëgg dafa métti Mor Ngom Babou Sène Momo sama doomu ndey sama rak sama xarit Babou Sène sama lakkal nee ma Asso Ndong du ma góose magique nee Asso ñëpp la ndeysaan l'ambassadeur de la paix yal na jàmm yàgg ndeysaan moo tax bu may dégg sax nit di féetale Asso benn côté sax damay xaw a riposter yàlla daf ma fi wàccee teg ma fi
ñëpp sopp ma sopp ñëpp bëgg ñëpp yemale ñëpp itam ñëpp nekk samay nit ñii samay doomu ndey ñii samay xarit ñii samay yaay ñii samay lonko mooy loolu. mais yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp tolloo bu ma doon yàlla di partager ñëpp xam ne rek li may wax sama xol laa ko jëlee fefte laa koy def maa la wax loolu fefte kenn du appale sa morom noonu lay demee saa su ne ak l'ambassadeur de la paix doomu Ndangaan Sokone bi waaw. di leen jox tam ne leen tey li nga xam ne mooy journée tey bi ñu nekk samedi tey bi fi nga xam ne mooy comment dirais Sangaako moom it ca lay commencé démb la commencé waaw. njombi ci comdi waaw combi suba lay jeex non tey lay jeex tey lay jeex te la seen poids lourd yi samedi tey bi la combi di jeex 600 000 lañ fa teg démb moo nekkoon seen poids léger yi 16 personnes ñoo fa des ñoom maam te ni ñoo fa nekk ñoom Zarko waaw moom la ñuy waajal nii bu ñu amee waruwaay rek dinañ ca dem incha allah jëlal leen li nga xam ne moo fa ne foofu sa combi si 300 000 lañ fa teg tey poids léger poids lourd ya 600 000 aussi di leen wax ne rek fan sa club bu Kandour aussi suba tey lay tëgg fale sa jaxaaw tey lay tëgg moom itam lambu Sangomar bi waroon a am ca Somone foofu dafa mujj fomm ba dimanche prochain waaye leen wax ne rek Sangaako moom itam mise bu baax lambu ju neex lambu cosaan ñoom it ñu ngi woote tey la seen raw gàddu ya foofee sa Sangaako na ko ñëpp waajal waaw. Bambougar suba lay dugal suba la seen raas ñoom itam le 21 la ba le 25 ca Bambougar Malick foofu tam bu ko kenn fàtte dañ ko waajal lambu cosaan la lambu gox la poids lourd ya 500 000 lañ fa teg waaw ca Bambougar noonu la demee ngeen waajal ko le 21 ba le 25 le 25 500 000 lañ fa teg le 24 fale mooy jeex Sangaako waaw 500 000 le 25 Bambougar 500 000 danaa leen zone Sokone bi guriñ toll nii ñoom ñoo appoo drapeau bi Sokone lay leeree de maa la wax loolu. waaye acca balaa maa tey rek damay daal di bége sama grand yi avant tout damay bége waa Sokone nga xam ne sama sées la di bége gars yi bége aso yëpp ci Sénégal waaye bége Sénégal bàyyiwuma kenn diaspora bi surtout bàyyiwuma leen maa leen di bége di leen namoo safoo tiitaro waaye damay daal di bége ndeysaan sama grand yi nga xam ne chaque fois rek mooy loolu. waaye avant tout nag jiital bi sama papa père Boubacar Diouane père Beuz ak sama yaay na Aminata ndeysaan dama koy bége madame Diouane di bége sama doomu ndey Arfan Noukour. waaye sama grand yi nekk Sokone grand Chitafa ñing grand Ousmane ñing grand Doudou Faye grand Mam Tawaaf Seexu Yàlla yi Alfousseni ñoom ñëpp maa leen di bége sama papa Mamadou Moustapha di bége sama grand sama idole nee naa leen rusuma ko di wax fenn ku ma laaj sa idole tey dama la naan mu nga sa Sokone mu Idi Sène parce que nit la koo xam ne tey day exemple la moom itam ci biir dëkk bi nekk ci gox boo xam ne tollut noonu vraiment di fa wone di fa joxe un bon exemple di fa wone di woon booy ne tey mbir mi du question de dem Europe ak nangam sangam mu ngi ci biir dëkkam di béy waaram waaw foo ko fekk mu ngi liggéey di wone boppam di xam nga macha allah daal waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla vraiment yàlla na la yàlla yokk grand Idi Sène ñu ngi gis taxawaay bi ci biir dëkk bi xale yi war nañ jàng ci yow ñun xale yi dañuy jàng ci yow dañuy roy ci yow vraiment di la ñaanal yokkute rek vraiment borom menuisier métallique bi menuisier aluminium bi menuisier fer boo ko joxee fer muy aluminium loo bëgg buntu yu baax yeeg buntu yu rafet yeeg yu dëgër yeeg yu wóor yëpp a ngi ci moom ko bëgg ku yor sa sàncee bëgg mu rafet rek waaxul ca Sokone nga laajte seen frère muy fer muy aluminium moo ma ci doy kenn du moom Idi Sène ca Ndangaan Sokone wala wax loolu noonu la demee di bëggee ñëpp waaye attention du ma fàtte de sama doomu ndey menuisier bu mag ba Bas Jànka moom itam dama koy dal di bëgge lu bëree kooko ma doy ci bois ak ki nga xam ne mooy suñu mag ja sa Bayokunda moom itam Seeku Bayo menuisier bu mag bi ci Bayokunda ñooñu ñëpp dama leen di dal di bëgge ay ndaw lañ yoo xam ne génnuñ seen dëkk ñooñu bokk nañ ci ñi développé Sokone waaw ak suñu mag yi fi nekk suñu yaay yi fi nekk di yokk koom-koomu Sokone bi vraiment ñuy ñaan autorité itam yi nga xam ne ñoo fi ne ci Sokone moom la ñu am waaw ñu lépp lu ñu gis ne loo xam ne rek mun a développer dëkk bi ak beneen gox fu waay nekk rek
gis loo xam ne mun na développer sa dëkk rek nekk ci vraiment ñuy jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di jox dig daje te beneen yoon ci beneen émission Aso Ndong l'ambassadeur de la paix le Don King de l'arène bandi bu bees bi borom tengaade bi rang muy kàngaaral